salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu képp koo xam ne yaa ngi ci groupe bi ñu ngi leen nuyu di la siyaare di la jox sa wàccuwaay man nag Mbaye Karim la bokk ci cellule de communication bu GMR tey nañu fas yéene am waxtaan ak ki nga xam ne mooy kilifa gi di Mouhamed Sambou ngir nag ñu mën a xam Casamance bi Mulomp Bignona lu nu fa jëlee ak yi war a am fi nu toll ak fi nu jëm. kon président da lay bàyyi nga nuyoo bu ko defee ñu doog a ñëw ci waxtaan bi Mouhamed Sambou bismillah. asalaamaaleykum panel GMR Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci seen tur ak seen sant Mbaye Karim maa ngi lay nuyu di la ziar am contentement ak mbégte pour waxtaan ak militants yi membres yi sympathisants yi responsable yi ñëpp ñi nga xamante ne ni ñu ngi ñuy suivre ci le grand mouvement La Relève fas yéene waxtaan nag ci séjour bi nga xamante ne ni amoon nañ ko Sénégal ak ci activité politique yi nga xamante ne ni mëne nañ ko foofu depuis le 22 février ba tey yi nga xamante ne ni tey yàlla def nañu ñibbisi ci jàmm fii ci Belgique jërë ngeen jëf merci. jërëjëf président ñu ngi kontaan bu baax ci introduction bi am na solo waaye ñu bëggoon rek nga ñëw sa séjour ci Sénégal gannaaw ba le 6 novembre bi ñu passé ñu def première sortie lancement bi foofee ci Tëngéej ñu ñëwaat le 5 mars dem ci sa base Mulomp Bignona séjour bi ñu bëggoon xam rek ana ban appréciation nga ci am ak naka nga gisee sa séjour ci Sénégal bi gannaaw bi nga ñëwee def sa lancement ci sa village natal foofee ci Mulomp Bignona nga ñëw rek ci séjour bi nga xam ne am nga ko Sénégal bu ko defee ñu wéyal waxtaan bi. waaw jërëjëf Karim ci question bi li waral séjour bi dañ koy tënk ci ñaari mission mooy comme ni nga ko xamee defoon nañu benn première rentrée politique au Sénégal à Rufisque le 6 novembre 2021 fi nga xamante ne coordonnateur Mohamed Lamine Sow foofu la sosoo mu doon une satisfaction ci mobilisation ak organisation bi nga xamante ne amoon nañ ko foofu ñu jàpp ni war nañu mën a def beneen rentrée politique fi nga xamante ne ni man mooy sama village natal ci fu ñu wooyee Mulomp dans le département de Bignona loolu mooy mission bi ci njëkk li waral séjour bi nga xamante ne ni moom la ñu amaloon ci Sénégal et deuxième mission bi moo doon comme ñu ngi waajal ay élections législatives mujjeewuñu présenté wu ci élections locales yi ndax officialisation ci suñu rentrée politique au Sénégal dafa tombé woon ak élection locale yi waaw comme ñu ngi dëgmal nag élection législative ñu jàpp ni comme présenté wuñu woon ci locale yi war nañu mën a commencer liggéey bi pour mën a jëm ci élection législative donc mu doon ñaari mission yoo xamante ne ni looloo waral séjour bi premier bi mooy rentrée politique bu ñuy def Casamance au niveau de Mulomp Bignona et deuxième mission bi moo doon ñu mën a commencer waxtaan ak parti yi nga xamante ne ni ñoo nekk Sénégal ci perspective bu am coalition bu ñu mën a ànd ak mouvement yi wala parti yi ci élection législative mun nañ jàpp ni ñaari mission yooyu moo ñu yóbboon Sénégal jërë ngeen jëf. jërëjëf président am na solo lool macha allah am na solo trop leer na nañ wax dëgg yàlla maa ngi jégal na ci bruit bi dama nekk ci yoon di jógee Kaolack di ñëw Dakar maa ngi jégalu bu baax a baax ba tey nag ñu gis bi nga xamee ni dem nga fi nga xam ni moom mooy sa base nan fa lu ko constaté parce que def nañ fa une semaine ak yow waa dëkk ba jeunesse bi ñëpp génn porter projet bi rawatina nag ñi nga xam ñoom ñooy mag ñi ñëpp génn fas yéene laa jàppale. loolu lan la def bi nga ko gisee yow en tant que président du grand mouvement La Relève. jërëjëf Karim question bi am na solo waaw ba ñu waxtaanee suñu biir au niveau du grand mouvement La Relève au niveau du bureau exécutif ba jàpp ni rentrée politique bi war nañ ko mën a def le 5 mars 2022 ci la ñu commencé préparation bi waaw au niveau des comités yi nga xamante ne ni ñoom lañ dénk pour ñu toppatoo organisation bi communication bi transport bi logistique bi ak
ñi nga xamante ne ni tey ñoom ñoo nekk aussi au niveau du village responsable yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk kenn ku ci nekk dañ la responsabiliser ndax xam nga ñu nekk au niveau de la diaspora mu am ñu nekk Dakar ak ñu am ñu nekk au village il fallait que ñu am benn coordination suñu biir ci wàllu préparation yi comme ni mu ko waxee sànq ñu jàpp ni organiser rentrée politique ci ki nga xamante ne ni tey man maa ngi ci diaspora bi coordinateur bi nekk Dakar ak rentrée politique ñu waroon ko def fële ci Moulom il nous fallait ñu créer ay comité waaw comité de sage bi nag ñu choisir l'ex-ministre Youba Sambou bi nga xamante ne ni foofu la basé wu pour moom mu coordonner tout ce qui est communication information sur parti bi nga xamante ne ni ñoom ñooy les notables du village ñu am comité d'organisation bu ñu dëgmal ku nga xam ne ni ñu ngi koy woowee Djibril Sambou moom moo ko doon gérer et comité de transport ñu bàyyil ko Mohamed Lamine Sow le coordinateur national comité logistique ku ñuy wax Ismaïla Koli mooy le président de l'association des jeunes de Molomp moom moo ko doon gérer ñu dénkul lépp luy wàllu propagande mobilisation et loolu la ñu préparé li nga xamante ne ni moom mooy rentrée politique bi lépp luy communication yow mi Mbaye Karim nga xamante ne ni yaa ko jiite ak ku ñuy wax Daouda Sambou Ablaye Sambou di liggéey aussi RFM ñoom ñoo yoroon préparation pour organe de presse yi ak rajo yi télévision yi pour ñu mën a jàllale foofu information yi donc sur le plan de la préparation nii lañ ko doxalee bi nga xamante ne ni yegg si nañu sur place yàlla defee nag ba ñu voyager ak jàmm yegg Dakar et ñu mujj déplacé wu avec le coordinateur Mohamed Lamine Sow pour mën a yegg à Ziguinchor une semaine avant la rentrée politique waa une semaine rentrée politique nag jot nañ ci def quelques caravanes ak quelques visites de proximité au niveau des médias donc jot nañu jaar ci Génération FM Zik FM Sud FM GMS au niveau de la presse écrite ñu rencontré aussi waa xibaaru.sn ak Nouvel Horizon loolu yëpp ci médiatisation wu meeting bi nga xamante ne ni moom lañu amal le 5 mars bi ñu paree ci préparation médiatique bi dañoo wàcc sur le terrain ñu def ay caravanes waa caravanes yi nag Ziguinchor lañ ko démarré au niveau du centre-ville ñu jaar aussi marché Boucotte waxtaan ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo fa nekk bu ñu paree ci Boucotte dañu jël yoonu Kafountine jaar fi nga xamante ne ni foofu la ñuy wax Janna ak beneen village bu ñuy woowee Jinaki waaw yooyu yëpp dañ ko def rek pour mën a saafonteeg nit ñi waxtaan ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy population sur locale jéem a xool rek lan la ñuy jànkonte comme problématique foofu noonu mu doon vraiment ay rencontre yu am solo et ñu koy rafetlu lool. waaw bu ñu paree nag ci caravane bi nga xamante ne ni amal nañ ko Ziguinchor ak Kafountine ci mercredi 3 mars ci la ñu dellu si Moulomp defaat fa beneen caravane autour des villages de Moulomp ak Ediamat waaw ci caravane bi nag jot nañ jaar ci quartier yu mel ni Balokir Kawagir Bunja ak Etamaya loolu yëpp pour wéyal rek ak préparation meeting bi nga xamante ne ni moom la ñu def le 5 mars 2022 jërëjëf. jërëjëf président am na solo lool dama doon dégluwaat bu baax a baax affaire yi am na solo lool réponse bi leer na nañ waaye dañoo gis ni bisu meeting baat mbooloo mi gannaaw bi ñu defee caravane def ay réunion yu baree bari daanaka Casamance fi nga demul bariwul lépp rek ngir grand mouvement la relève gars yi gën ko xam meeting ba ci bis ba dañoo gis kilifa yëpp déplacé wu ñëw dañoo gis képp kuy ndaw déplacé wu ñëw dañoo gis sax maire Moulomp déplacé wu ñëw toog ana loolu lum la def en tant que président du grand mouvement la relève. waaw satisfaction dañ ci am satisfaction totale ndax défi bi nga xamante ni ñun moom lañ bëgg relever en tant que grand mouvement la relève ñu koy wax saa su ne mooy
lépp li nga xamante ne ni dañ koy théoriser rek ñun ñu mën ko jëfee mooy au niveau de la pratique lu ñuy entreprendre ñu mën ko réussir waa à travers approche bi nga xamante ne ñun moom la ñu am organisation bi nga xamante ne ni noonu la ñuy liggéeyee ak surtout côté transparence bi parce que loolu rek moom mooy mën a tax lépp lu nga xamante ne ni sumb nañ ko yàlla mën nañ ci may ndam waaw mobilisation bi nag comme niñ ko waxee rek dafa nekk un travail à la base ñi nga xam ne ni ñu ñu responsabiliser vraiment ma leen di santaat di leen gërëm ñoom ñëpp liggéey nañ ci liggéey bu am solo aussi bien ci wàllu média yi ci wàllu communication ci wàllu logistique ci wàllu transport vraiment coordination bi voilà def nañu coordination bu mucc ayib et looloo waral ba ñu wootee ñi fa nekkoon aussi bien au niveau des partis politiques au niveau des organisations ak associations ñoom ñëpp ñu woyu ñëw vraiment jóge fu nekk ak délégation yëpp nga xamante ne ñoom ñoo nekk au niveau de la Casamance muy waa Kafountine muy waa Ziguinchor muy Bignona muy Mahomouda muy waa Ñankit muy waa Djignaki vraiment ku lim juum ñi nga xamante ne ni jóge nañu Thiès Kaolack Dakar vraiment ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ok jërëjëf amati na solo wax dëgg yàlla leer na nañ ndax keroog ñu ngi fa woon wax dëgg yàlla mobilisation bi doyoon na waar ku nekk it bëgg kaar gisoon ku nekk dafa bëggoon kaar wax dëgg yàlla macha allah te ñoom nañu ko bëggee woon macha allah noonu la ko délégation bi defee woon noonu la ko kilifa gi defee waaye aussi ñu gis aussi loo xam ne def nga ko fa foofee ca Moulomp Bignona sa village natal muy da nga am loo xam ne da nga ko defal jeunesse bi defal ko ñi nga xam moom mooy hôpital bi. defal ko aussi maire bi ne ci gox bi naam nag maire ba sax gërëm na sant na muy ay dons yoo xam ne da nga ko jël jox ko ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire mooy ordinateur jël aussi ay médicaments joxe ko ci hôpital bi jël ay ballon jox ko jeunesse bi loolu lu waral nga def loolu. waaw li tax ñu gën a am satisfaction Mbaye Karim nag may ma développé fii tuuti rek mooy ñun le grand mouvement la relève dañoo woote jàmm ci biir jàmm jooju gis nañ ni wuyu si nañ ñu ndax sànq wax nga ko délégué de quartier yëpp ñëw nañu wuyu si au niveau politique maire bi gën a élection locale yi mi ngi fa woon ak délégation am ak maire bi nga xamante ne ni moom moo perte élection yi wuyu si nañu. loolu ñun dañ koy rafetlu ndax ñun loolu la ñuy woote au niveau du grand mouvement la relève beneen bi mooy distribution de l'eau yi nga xam ne def nañ ko fa waaw muy sur le plan santé joxe nañu ay médicaments au niveau de poste santé bi fa nekk et joxe nañu ay ordinateurs pour la mairie et surtout sur le plan sportif aussi distribué nañu ay ballons de football pour ASC yi nga xamante ne ni moom moo nekk sur place. mu doon loo xam ne nii aussi comme ñun le grand mouvement la relève saa su ne dañ koy wax mooy dañu bëgg indi format politique bu bees mooy ñu nekk des hommes d'action ba pare lu ñuy wooyee pragmatisme mooy problème yi nga xamante ne ni ñun dañ koy am di ko gis di ko jànkonteel ci communauté bi ñun ñu mën ci indi saafara indi ci solution bu ñu ñëwee ci village bi gis nañ ne aussi dafa amoon problème au niveau de la distribution de l'eau donc ñu participer ci contribuer ba yàlla def aussi que problème yi fa amoon yëpp ñu mën ko régler donc c'est pour dire rek ni vraiment ñun lu ñuy woote au niveau du grand mouvement la relève dañu bëgg askan bi ñoom ñu gis ci seen bopp mooy politique politicienne bi nga xam ne ni yàgg nañ ko gis Sénégal loolu mu dañ fa waaw lépp li nga xamante ne ni war nañ ko mën a def te du xaar muy ñu régler problème d'urgence yi ñun ci loolu lañu bëgg a taxaw moo tax vraiment ñuy rafetlu lépp li nga xamante ni jot nañ ko fa def avec les équipes du grand mouvement la relève et ñi nga xamante ni fekk nañ leen foofu sur place jërëjëf. jërëjëf leex na nañ macha allah di remercier waa Moulomp gépp ndaxte keroog mobilisation bi amoon na solo waaye it président ñu ñëw ci li nga xam da nga ko réussir yow en tant que doomu Moulomp Bignona te jafe na ndaw bu toll ni yow di ko réussir foofee ci dëkk ba ndax tamit bi nga ñëwee rassembler nga ñëpp sur ci même place mu doon loo xam ne aussi waa dëkk ba ñoo ko wax ñoom bég ca lool nga boole imam yi boole ñi nga xam ne ñoo nekk ca dëkk ba yépp
képp kuy mindeef nekk ci dëkk ba rek keroog génn nga ak dëkk yi du ko wër mu mel ni aussi jafe-jafe ya fa amoon amaana ca ñàkk déggoo bu fekkoon amoon na yow yàlla def na ni saafara nga ko mu doon loo xam ne lu am solo moom nga def ci dëkk ba monsieur le président bu ko defee nga dellusiwaat ci rassemblé nga rassemblé waat dëkk ba boole ga nga boole waat dëkk ba en tant que doomu dëkk ba te nag c'est pas évident nit ki di def lu ni mel def politique ñëw macha allah yal na yokk ñu ci bare nangul la loolu est-ce que mën nga ci dikkaat tuuti. waa jërëjëf Karim lii dafa nekk encore une fois rek raison yi tax tey ñun en tant que ndaw ñu dugg ci politique bi jàpp ni war nañu mën a changer mbir yi parce que Sénégal li ci gën a bëri boo waxee li nga xamante ne xamuñu ko wala mësuñu ko dégg dañ leen ni mënul nekk te ñun dañ jàpp ni en tant que ndaw lu mënul nekk ci àddina amul xëy na peut-être yoon yi la nga xamul fa la ñuy jaar ba loolu sotti mais yàlla dimbali nañu ba nga xamante ne ni en terme d'approche ak lu ñuy wax méthode ak organisation loolu dafa nekk suñu liggéey ci la ñuy yëngu depuis plus de 15 ans fii ci Europe bi ñu jàpp ni buñ ko defee biir Sénégal war na fa mën a dox donc loolu lañ doon jéem a pratiquer ak loolu lañ doon jéem a xool naka lañ koy mën a mettre en place te yàlla def na ni vraiment ñu ngi ciy sant yàlla organisation rentrée politique bu ñu def ci Rufisque noonu la fa demee lépp fii lañ ko commencé toppatoo ak coordonnateur bi nga xam ne moom moo fa nekk Mohamed Lamine Sow ak équipe yu nekk sur place ñu décidé ko ci diir bu gàtt yàlla defal ñu ci satisfaction rentrée politique bi tamit bi nga xamante ni def nañ ko ci biir Casamance noonu lañ ko doxalee li ñuy woote rek ci le grand mouvement la relève moom la ñu mettre en pratique mooy une approche une méthode une organisation une transparence ak performance ci li nga xamante ne ni loolu la ñu santaane ci action yeeg activités yi waaye loolu yëpp travail d'équipe la dañ koy sante yàlla ba yàlla tey boole nañu ak ñun ñoo xamante ne ni am nañu pas-pas boole nañu ak ñun ñoo xamante ne ni am nañu gëm-gëm leneen li ci des moom voilà mi ngi ci suñu kanam donc Karim Mbaye noonu la fa mbir mi demee jërëjëf. jërëjëf président kaddu yi am na solo te it leex na ñaan loolu moo tax jóg li nga xam ne mooy grand mouvement la relève waaye it ñu ñëwaat ci foofee ci mulom bi ñu na mu mel ni yaakaar gi foox na yan bi diis na ci askan wa ndax it nag yaakaar lañu am lool ci yow wax dëgg yàlla ñun ñu fa demoon xam nañ ci dara ana lan lañ mën a xaar ci grand mouvement la relève mu indi ko ci ay coppite foofee ci diwaanu mulom bi ñu na wala sax ci diwaanu Casamance ak li ko wër. waaw jërëjëf Mbaye Karim ni nga ko waxee noonu la c'est-à-dire tey yaakaar judd na foofu et comme ni ma ko waxee sànq rek mooy ñun dañ nekk ay ndaw yoo xam ne dañu bëgg relever le défi ci lan ci déjà comme politiciens yi dañuy faral di def ay promesses ñun nee nañu duñu defal kenn promesse parce que nekkuñu déjà au pouvoir ci ni ñuy évoluer ak li nga xamante ne moom la ñu yore mooy suñuy moyen bopp suñuy xalaatu bopp et ci loolu la ñu fas yéene dimbali jeunes yi mooy ñu orienté leen ci secteur d'activité yi nga xamante ne ni tey ñoom mun nañ ci nekk bu ñu soxlaa conseil ñu jox leen ko bu fekkee ni tamit am na loo xamante ne ni suñu doole may nañu ko wala suñu poche may nañu ko bu boobaa dinañu agir directement mais li gën a am solo mooy ñu mën a déglu li nga xamante ne ni wala ñu mën a xool problème yi nga xamante ne ni tey ñoom yore nañ ko ñun ñu mën ko faj de façon directe comme ni ñu ko defee au niveau de la Casamance et loolu mooy approche wu le grand mouvement la relève mooy ensemble li nga xamante ne ni tey moom moo ne suñu kanam te mu nekk ay jafe-jafe du man Mohamed Sambou maa ko mën a régler du le grand mouvement moo ko mën a régler mais ñun ñëpp ko mën a régler te loolu du koy régler mooy ñëpp engagé wu ñu am détermination bu ci war ak pas-pas bu ci war ci wàllu jeunesse bi ci wàllu famille ci wàllu population bi yëpp ñu xamante ne ni tey fu ñuy jëlee décision mooy comme ni ñu koy waxee rek mooy ci politique bi ci yenn institution yi moo xam ci assemblée nationale wala boog ci commune yeeg ci localité yi nga xamante ne ni tey foofu la ñuy jëlee yenn décision yi donc loolu dafa am solo pour ñu mën a wax ci jeunes yi nañu engagé wu nañu xool mouvement ak parti politique yi nga xam ne mën nañ leen jàppale ñoom tamit ñoom ñu intégrer mouvement yooyu waaw pour ñu mën a aussi am baat fi nga xamante ne ni foofu la ñuy jëlee dogal yeeg yooyu jërëjëf.
jërëjëf président am na solo loolu ba tey ci yaakaar googule judd foofee ci Mulomp Bignona ak Casamance ak li ko wër mu mel ni it maire ba tàll na loxo waa grand mouvement la relève tàll na leen loxo ni dafa fas yéene liggéey ak yéen fas yéene tàll leen loxo ngir ngeen ñëw jàppale commune bu Mulomp Bignona ndax grand mouvement la relève noppi na ngir wuyu si appel boobu. waaw Ndeye Karim, je pense que comme li ma waxoon sànq rek ñun dañ nekk génération boo xam ne bëgguñu dara tardé. waa fépp foo xamante ne askan wi soxla nañu rek ci suñu xam-xam ak suñu doole wala lu mu mënti doon rek ñun pare nañu pour liggéey ak ñoom waaye liggéey ci li nga xamante ne loolu moo mën a nekk. waa ndax ñun dañu nekk ci réew yoo xamante ne ni lépp urgence la. waa lépp urgence la moo waral moo sànq nii dañu war a xool ñun naka la ñu war a mën a liggéey ensemble moo xam projet yi nga xamante ne mi ngi en cours wala programme yi nga xamante ne ni tey lancé nañ ko ba pare. donc communauté bu mu mënti nekk rek bu defee appel à ñun dinañu saytu xool ci ban anam lañ leen di mën a jàppale. waaw ñun dañu woote li ñuy wax du concret dañoo woote li nga xamante ne ni tey mënul xaar. donc lépp loo xamante ne ni laaj na tey ñun ñu mën ci dugg pour apporter ci lu mu tuuti suñu contribution rek lu ñuy def la te bu soobee yàlla dinañ ko mën a def tey ak le grand mouvement la relève jërëjëf. jërëjëf président mu mel ni am na solo leex na nañ xam naa ñu ngi ci cëppaandaw émission bi ñi ñëw nag ci perspective yi nga xam ni grand mouvement la relève mi ngi koy am nga ñëw rek tuuti rek ci perspective yi bu ko defee ku ci nekk mën cee bàyyi xel ci kàttanu yàlla bisimilah. waa jërëjëf Ndeye Karim balaa may dugg ci perspective yi da nga may rek mooy dolli yenn information yi nga xamante ne ni am nañ ko. muy du ci communauté yi ñi nga xamante ne fekk si nañ leen kese ñoom ñoo yore yenn projet yoo xam ne ni soumettre nañ ko te war nañ ci liggéey waaye ci biir le grand mouvement la relève am na ci ndaw yoo xam ne am nañu ay projets yu ambitieux ci wàllu industrialisation ak ci yeneen domaine et loolu yëpp ñoo ngi ciy liggéey et bëgg nañu yooyu yëpp ñu mettre ko en place ak différentes équipes yi nga xamante ne moom la ñu yore au niveau du grand mouvement la relève ma ñëw ci perspective yi. pour perspective yi mi ngi jëm ci ay élections législatives le mois de juillet 2022 bi ñu paree ci meetingu Casamance bi ñu gis ni vraiment ñun ñu bëri ñu ngi rafetlu liggéey bi ak adhésion yi nga xamante ne am nañ ko fépp ci Sénégal ñu jàpp ni war nañu taxawal ay coordination yu mag. waaw ci coordination yi nag le coordinateur Mohamed Lamine Sow mu ngi ci doon liggéey ba taxawal na tey li ñuy wooye ay grande coordination de région. yi ñuy wooye ay grande coordination de région am na ci bi nga xamante ne ni coordination Dakar la ku mel ni Mamadou Ndiaye moom moo ko jiite. am na coordination centre bi nga xam ne day regrouper membres yu nekk Kaolack Thiès Diourbel et autres. am na coordination nord yi nga xamante ne ni dafay regrouper Louga ak Saint-Louis Matam Podor. am na coordination est bi nga xamante ne dina regrouper Kédougou Tamba. am na coordination sud bi nga xamante ne ni dina regrouper toutes les régions de la Casamance ak département wu Casamance. loolu yëpp nag taxaw na et ñi ngi waxtaan ak ñi nga xamante ne ni tey ñoom ñoo koy jiite et bëgg nañu balaa semaine prochaine ñu mën a finaliser responsable yooyu yëpp tey yi nga xamante ne ni ñoom ñoo war a liggéey ci wàllu parrainage bi nga xamante ne ni war nañ ko mën a def pour participer ci élection législative yi. beneen information bi nga xamante ne ni mën naa ko partager fii booy ñi ngi waxtaan ak yenn parti politique yi ak mouvement yi pour ñu mën a dem ci ay coalition loolu yëpp pour yaatal liggéey bi la ndax Sénégal ñëpp xam nañ ni bu ñuy jublu ci ay élection lu ci gën a bëri coalition la ñuy faral di demee pour ñu gën a mën a am doole et candidature yi nga xamante ne ni moom la ñu bëgg au niveau national et au niveau international mooy ci diaspora bi yàlla mën ñu ci may ndam loolu yëpp nag dafa nekk waxtaan yoo xamante ne ni amal nañ ko ci séjour bi nga xamante ne ni moom la ñu amoon Sénégal et ñu war ci ñëw rek ak ay réponses yu gën a clair yoo xamante ne ni confirmé nañ ko ak leader de parti yi nga xamante ni ñoom la ñuy liggéeyee ak bureau exécutif du grand mouvement la relève.
jërëjëf président leex na nañ macha allah mais nag ku wax élection rawatina nag élection législative yi wax li nga xam ni moom mooy parrainage ana kañ lañ war a démarrer li nga xam ni moom mooy liggéey ci parrainage bi bu ko defee ku ci nekk rek mën koo fanoo mën cee bàyyi xel bu baax a baax bu ko defee ñu bàyyi la nga tàggatoo ci kàttu nga xam naa téye na la ci ligne bi lu yàgg-yàgg macha allah nga ñëw rek ci ndorteel liggéey ci wàllu parrainage incha allah. waa jërëjëf Mbaye Karim comme ni nga ko xamee rek ñun saa su ne liggéey dañ koy def en équipe et créer nañu coordination yi li ci des mooy ñu finaliser responsable yi nga xamante ne ni ñoom ñoo war a coordonner ci gox bu nekk bu ñu finaliser liggéey boobu ci semaine bi dinañ créer ay comité yoo xamante ne ni ñoom ñoo war a toppatoo parrainage bi waaye dañuy waxaat rek encore une fois loolu moom ñëpp ñu nekk ci GMR la concerné moo xam membre yi moo xam militant yi moo xam sympathisant yi ñi ciy laaj kenn ku ci nekk rek vraiment nga taxaw ci bu baax a baax a baax ndax parrainage yi moom mooy condition bi ci njëkk pour ñu mën a participer ci élection législative yi buñ ko matalul donc duñu mën a sax dem ci élection yi donc liggéey la boo xamante ne ni ça concerne tout le monde waaye fépp fuñ ci toll rek ci wàllu communication information dinañ ko partager fii ci groupe bi dinañ ko partager fii ci groupe bi comme niñ ko defee tey et coordinateur moom dina ñëwaat pour expliquer ak joxe orientation yi ci nuñ ko nar a doxalee ci gox bu nekk voilà maa ngi am contenté vraiment ak mbégte partager émission bi ak Mbaye Karim nga nekk di def liggéey bu am solo ci le grand mouvement La Relève di wax ni aussi en termes de communication lépp lu nga xamante ne ni jot nañ ko def ci ay vidéo ci suñuy passage au niveau des radios ñu ngi ciy def liggéey pour ñu mën a aussi présenter liggéey bi nga xamante ne def nañ ko ci Casamance di waajal aussi yeneen rentrée politique fii au niveau de l'international au niveau de la diaspora ak surtout benn campagne de médiatisation bi nga xam ne bëgg nañ ko am ci Sénégal jërë ngeen jëf ñi ngi rafetlu liggéey bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. jërëjëf président du grand mouvement La Relève Mouhamed Sambou lii nag la ñu doon tey seen émission bi nga xam ni ñu ngi ko seqoon ak président Mouhamed Sambou di leen jaajëfal bu baax a baax képp ku ne ci groupe bi rek ñu ngi leen di bëggee baax panel GMR Sénégal ñu ngi kontaan ci ñëpp bëgg nañ bu baax a baax jërë ngeen jëf bu benn yoon ci kàttanu yàlla merci beaucoup.